waaw salaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar kenn ku nekk si turam ak santam di masawu ci situation yi nga xam ne si ni moom moo am actuellement Sénégal képp ki nga xamante si ni rek am nga ci loo xamante si ni ñàkk nga ko ci mbënd mi wala mu laal sa njaboot wala mu laal sa mbokk ku mën a doon rek ñu leen di masawu di ñaan yàlla suñu borom dafa leen jàmm te yàlla suñu borom tamit aussi taxawu leen métti na trop nag. voilà ñu ngi leen di masaw bu baax a baax waaw comme ni ñu ko daan defee rek ñu ngi ñëw tey jii nii di indi suñu xalaat maanaam ci situation bi nga xamante ne tey Sénégal moom lay jànkoonteel maanaam ci wàllum inondation yi donc image yi tey yii nii donc def na tour du monde wër na réseaux sociaux yi mi ngi fépp ñun ñi nga xam ne ñoo nekk à l'étranger ñu ngi koy gis mais métti nañu trop voilà dañuy ñëw ci par rapport au gouvernement bi nga xam ne si moom moo fi nekk nii ñu gis que ni. ñoom dañu taxaw ñu ni def nañ 700 milliards la ñu def pour inondation yi maanaam pour 10 ans donc budget bi 700 milliards la pour 10 ans ñu bëgg sénégalais yi jéem a xam 700 milliards moom mooy lan 700 milliards il faut que ñu xam d'abord 700 milliards mooy lan benn milliard ba mu nekk 700 milliards benn milliard mooy 1000 millions ba mu nekk 700. bu nekk xaalis boo xamante si ni mën naa defaraat dëkk ci biir Sénégal 700 milliards mën naa defar dëkk beneen dëkk ci biir Sénégal raison boo ko dugal fu nit gestu dina ko gis maanaam tey jii soo xoolee suñu njiit yi ni ñu leen di falee dañ ko war a xoolaat ñun sénégalais yi parce que lii nii seen résultat moom moo ñëw mais résultat bi ñun ñëpp lay laal muy. man ak sama moroom ak keneen il faut que ñu xool ni ñuy falee d'abord ay njiit parce que manque de compétence moo indi lii nii yëpp ak ñàkk xam aussi nan la ñuy yoree réew parce que inondation diggante jamonoy Abdou Diouf melul woon comme nu mel nii actuellement parce que boobu tane woon na tuuti mais jamono Ablaye Wade si la inondation explosé biir Sénégal donc Ablaye Wade nekk na fi ba dem defi ci lu bari. donc Macky Sall moom moo fi nekk actuellement fu mu toll nii mais depuis bu fi nekkee ba nguuram mi ngi waaj a jeex mi ngi waaj a dem mënuguñu fexe ba résoudre problème bi donc dama leen di décortiquer 700 milliards yi boo xoolee Sénégal zone yi nga xam ne si nii moom moo am problème yëpp ci ndox lañ sës ñu commencé ci zone de captage parce que zone de captage cité des eaux moo la taxalool boo génnee cité des eaux. Maristes nga ciy dugg Maristes moo sës si géej gi maanaam géeju yaraax Maristes foofu la sës donc bu ñu duggee ci diggante boobu ñu ñëw yaraax soo ñëwee yaraax mi ngi sës si géej gi boo jugee yaraax nga wàcc Caaroy Azur maanaam Caaroy géej foofu mi ngi sës si géej gi digganteem ak géej gi matul 2 kilomètres soo jugee Caaroy Azur fan nga jëm yaa ngi jëm jàmm gën Sicap Mbao nga jëm jàmm gën Sicap Mbao digganteem ak géej gi matul 2 kilomètres. nga dem Mbao jëm côté Petit Mbao Grand Mbao ñooñu ñi ngi sës si géej gi seen diggante ak géej gi matul 1 kilomètre et pourtant zone yooyu yëpp day inondé nga dem ba Kër Massar ci Malika la sës Malika mi ngi sës si géej gi maanaam diggante Kër Massar ak géej gi diggante boobu lu mu sori matul 4 kilomètres bon dañ ko arrondir noonu rek mais matul 4 kilomètres. nga jógee Kër Massar ñëw Malika soo wàccee Malika moo ñëw géej bi ngay topp ba si Géejawaay ci zone yi inondé ci la bokk moom ak Caaroy et Géejawaay mi ngi sës si géej gi nga jógee Géejawaay yaa ngi jëm fan Parcelles mi ngi sës si géej gi boo génnee Parcelles Cambérène ngay dem dugg Cambérène fan la bokk mi ngi sës si géej gi nga topp ko noonu ba nga yëg si Nord Foire wàcc Ouest Foire ba ngay dem Yoff yooyu yëpp ñu ngi sës si géej gi maanaam zone yi nga xam ne si mooy inondé yëpp géej gi da ko encercler léegi comment ça se fait que léegi zone yi inondé yëpp biir Sénégal géej gi nekk tout près même pas 4 kilomètres bu sori ba sori voilà donc noonu lañ ko mën a waxee mais matu sax 2 kilomètres et demi ci zone ci diggante yooyu noonu yëpp léegi comment ça se fait que léegi géej bi wër ko encercler Dakar ak zone yi nga xam ne ñooy inondé yëpp ñoom ñu ne génn nañ 700 milliards mais 700 milliards comme si que yow ndox bi da nga koy xëcc jëlee ko Diamaguène
wala nga jëlee ko Kër Massar xëcc ko jëm ak moom Tivaouane et pourtant matul loolu yoon yëpp parce que li ko waral mooy lan dañuy jël ay marché bàyyi seen ay doomu réew yi nga xam ne si ñu compétent lañ ñu war leen ko jox ñu liggéey ko ñu jël xaalis bi séddoo ko ñun seen biir àtte seen ay copains mais tey jii nii keroog maa ngi dégg ministre bi di wax mu ne Kër Massar def nañ fa 15 milliards lañ fa def mais 15 milliards yow dëkk boo ko génne teg ko fa pour def chantier parce que tey jii nii matériel inondation yi tey jii nii matériel yi mais nekkul Sénégal lay jugee parce que tey tuyaux yi nga xam ne si tey moom la ñu war a mën a am tey pour évacuer ndox yi mu dem ci géej gi à l'étranger lay jugee donc tey bu fekkoon ne si tey jii nii 700 milliards yi wala 15 milliards yi ñu wax waa Kër Massar moom lañ fa def mais xanaa di nga gis ay matériels yu wàcc ci port bi parce que buy ñëw ay bateau ñoo koy indi ay camion dañ ko transporter dinañ gis dëkk bi dañ koy xotti xar ko ci digg bi ñu xam ne fii chantier moo fi am ñu ngi liggéey 15 milliards yi moo ngi nii comme terre bi ni ñu ko def terre bi 1000 milliards lañ wax mais Sénégal ñëpp xam nañ ni instant bi nii terre bi ñu ngi koy liggéey teg nañu raay yi toj nañ ay kër terrain yi commandé nañ leen France lañ leen commandé teg leen ci ay bateau biñ leen di wàcce ci bateau yi ñëpp gis na leen ñu indi leen mais tey bu ñu génne woon tey 15 milliards tey pour Kër Massar mais xanaa matériel bi moom dina romb ci kanamu nit ñi ñëw te boobaa Kër Massar foo dugg di nga gis ñu stocké matériel yi ci yenn endroit yi ñu xam ne ñu ngi liggéey mais kenn gisul 15 milliards yi fan nañ ko dugal mais comme si que ñoom dañ ne 15 000 francs moom la ñu génne parce que état bu Sénégal ñooy sacrifier seen doomu réew parce que tey jii nii Sénégal chantier bu fa am tey jii nii ñu ne nañ leen dem jëli chinois yi wala nañ leen dem jëli français yi et pourtant moment boobu noonu Sénégal seen ay doomu réew ñi ngi nekk à l'étranger nekk ci dëkk tubaab yi nekk fi ay cadre nekk fi ay ingénieurs nekk ci les plus grandes entreprises fii nii ñu respecté leen xoolal teg leen ci ay conditions yu baax di leen fay salaire yu ko jar ñu nekk fii di liggéey parce que tubaab bi dafa muus parce que yow ni nga mën a jël sa doomu réew nga jóg mu nekk ci dëkk bi jàng ba dem université Cheikh Anta Diop état dafa war a jël bëtam teg ko ci étudiants yi nga xam ne si ñoom ñooy gën di dem à l'étranger dem di jàngi tey jii nii y a combien de jeunes ingénieurs génie civil ñoo nekk fii nii biir France Italie Espagne Angleterre France partout en Europe y a combien de jeunes ingénieurs informaticiens ñoo nekk ci biir Europe bi fii nii y a combien de jeunes ingénieurs moo xam électricité la moo xam hydraulique la fu mu mën a doon secteur yëpp seen doom yi ñu ngi fii ci biir dëkk bi ay sénégalais 100% parce que tubaab bi dafa muus parce que bu ñu leen envoyé étudiants yi fii nii ñu ñëw fii nii di jàng si soo ñëwee première année bi titre de séjour 1 an lañ leen di jox bu ñu jàngee ba jeexal lu ñuy njëkk a def mooy lan proposer leen changement de statut parce que lan xam nañ ni instant bi nii étudiant bi jàng na pare na bopp bi fees na dell ak xam-xam lan la ñuy def dañ koy jël proposer contrat de travail defal ko changement de statut ñu pare dugal ko ci entreprise bu baax mettre ko dans les très bonnes conditions fay ko salaire bu baax jox ko voiture de fonction pour téye ko ci dëkk bi mu toog parce que xam-xam bi nekk ci bopp bi lañ bëggul mu dem Afrique moment boobu noonu suñu gouvernement yi anañu seen ñaata doomu réew la ñu sacrifié ci dëkku européens yi ñoo xam ne si tey jii nii bépp chantier bu am Sénégal mën nañu ñëw taxaw tey defar ko et pourtant li ngay fay tubaab bi doo leen ko fay mais dañuy préférer ñëw jël fii nii tubaab bi nga xam ne si ni boo ñëwee fii chômeur la fiy nekk ñu jël ko yóbbu ko te tubaab boobu noonu moom ak suñu doomu réew sénégalais yi ñooy bokk benn université bu ñuy jàngee fii te parfois sax ñu leen di gën a xarañ dañuy jàng ba am seen ay diplôme nga war leen a mën a jël yóbbu leen ñu dem yóbbu ji seen xam-xam ci dëkk ba fay leen lu ko jar jox leen kër jox leen lépp daggal leen salaire 1 million mais non parce que tey étudiant bi su jàng fi ba pare yor xam-xam dem dëkk ba bu demee moom la ñuy gën a ñàkkal fayda bu ñu amee liggéey bu ñuy joxe ñu ne nañ leen dem Europe dem chinois yi ñëw nañ wala français bi ñëw na wala anglais bi ñëw na et pourtant indiwu fa xam-xam bu mu fa fekkul tey boo ñëwee fii nii tey ci entreprise européenne tey ay sénégalais nga fiy fekk xoolal ay cadre ay punkal loo xam ne si nii fii tubaab bi dañ leen di téye ñu respecté leen ci biir tubaab bi la ñuy nekk xoolal di diriger di teg lu kenn dul teggi ñu respecté leen ñu nekk ay cadre nekk fii ay ingénieur ay xale yu ndaw di fi tabax fii nii ay immeuble lañ fiy tabax voilà di defar ay route di defar ay canal lépp la ñuy defar parce que tubaab africain bu ñëw seen dëkk yi ba jàng ba yor sa xam-xam dañ lay téye doo dem yow nga dem jëli tubaab bi bu nekk canalisation nga ni tubaab bi bu nekk stade nga ni tubaab bi da nga koy jëlee dëkkam fay ko salaire bu ñu koy fay dëkkam triple bi nga koy fay teg jox ko voiture de fonction jox ko téléphone jox ko kër mu dëkk xoolal nga jox ko ay bon essence fay ko ay prime de déplacement yooyu yëpp et pourtant sénégalais bi boo ko indee yooyu yëpp doo ko gàddul non il suffit nga jox leen dëkkuwaay bu baax mettre leen dans les très bonnes conditions xoolal ñu defar réew mi mais tey ñi mën a defar Sénégal tey ji fu mu toll nii mbënd mi foofu noonu ñi ngi leen sacrifier fii xoolal bàyyi leen ci dëkku tubaab yi ñu nekk fii nii
tubaab bi noot leen fi ñu téye seen xam-xam du ko jariñoo ci seen biir dëkk yi ñun suñu dëkk nekk na la ñu koy gis te mënuñu ci dara parce que suñu gouvernement yi ñoo njëkk a xeeb doomu réew mi li nekk ci àll bi ci ay sénégalais yor ay diplôme yor xam-xam bu mën a defar adduna bi kenn xamul nu ñu toll mais soxla wuñ leen moo tax ku ci jàng ba pare du am envie retourner Sénégal dem parce que boo fa demee tey jii nii yóbbu say diplôme sa CV ñoom ñëpp dañuy préférer jéggi la dem jëli tubaab bi yow boo leen demandé salaire 500000 ñu ne mënul nekk mais mën nañ laa jéggi jël tubaab bi mu ñëw ñu fay ko salaire 4 ba 5 millions par weer tubaab bi day ñëw def di n'importe quoi génn dem yoonam. autoroute à péage bi ngi nii raison pour laquelle xool erreur yi fa nekk yi nga xam ne si ni Gérard Sénac moom moo ko def sañu ko def fii nii biir France bu ko fi defoon mu ngi ci kaso bi. xoolal tey boo xoolee Pikine inondation yi ñuy jànkoonteel nga xool Diamaguène maanaam terre bi fi mu jaar yëpp tey jii ak autoroute à péage bi nga xamante si ni canalisation yi ci suufu autoroute bi la waroon jaar ci suufu raay bi terre bi fi mu jaar ci suufam la waroon jaar jubali géej ga direct mais yëpp la ñu fàtt et pourtant nee nañ ay ingénieurs ñeneen ñoom ñoo gën a xarañ Sénégal il faut que ñu xam ne Sénégal am na ay doomam ay doomu réewam ay sénégalais 100% yoo xam ne si nii amul xam-xam bu nekk ci bopp tubaab te nekkul seen bopp itam mën nañoo développer Sénégal mais suñu nguur yi suñu gouvernement yi ñoo leen buggul dañuy préférer jël marché seet koo xamante ni seen benn copain la ñu créé loola entreprise yi même pas 2 jours xoolal jox la financement ay milliards nga génn ci mbedd bi di wër say copain di leen recruter indi leen di leen liggéeyloo di leen fay ay journée 2500 ay 3000 ñi ñëw def lu leen neex dem seen yoon parce que 700 milliards du 7000 francs du 7 millions non xaalis la c'est le fortune. donc tey jii nii pourquoi ñi nga xamante si nii diggante zone de captage jàpp Yarax jàpp ba Mbaaw Diamaguène dem Kër Massar pourquoi ñooñu ñëpp tey fu mu toll nii mënuñu xotti dëkk bi teg ay canalisation canal yoo xam ne nit mën na dugg ci biir di dox yoo xam ne si dañ leen di orienté direct ñu dem ci géej gi loolu laajul 700 milliards. Kër Massar ni coono bi ñuy jànkoonteel ni te géeju Malika bi taxaloo ak ñoom mais pourquoi mënuñu xar Kër Massar si digg bi dugal fa ay canalisation yu mag ñu dem direct ci biir géej bi laajul ay centaine de milliards parce que nit ñi duñ ay dof mais dañuy génn ñëw taxaw def ay discours wax raconter n'importe quoi après tourner dem seen yoon voilà parce que jàppe na ni ñoom fu mu toll nii parce que ñoom ñoo nekk ci pouvoir bi ñoo nekk ci kaw pour ñoom ñoo gën a intelligent ñëpp te tey Sénégal inondation yi nii ki gën a ñàkk xam-xam biir Sénégal tey boo ko woon tey jox ko tegal ko budget mu gérer ko sans problème mais dañ ko fiy jël def ko benn folklore di génn xaalis bi milliards yi di naaw di tasaaro de gauche à droite parce que tey zone yi di indoon na ñëpp tey jii nii ñoom dëkkuñu fa seen mbokk dëkku fa seen ndijaay dëkku fa seen i baay dëkkuñu fa seen i bàjjen dëkkuñu fa moo tax seen yoon nekku ci ñoom buy taw nit ñi di fanaan ci ndox mi ñoom ñi ngi seen kër tëdd di nelaw ñu ngi leen di garder bu ñu jógee foofu ñu dem ci suñu député yi ay député yu ñàkk fayda député yoo xamante si ni député yu ñàkk xorom yoo xamante si ni ñoom seen oto askan bi ñoo leen jox oto jox leen chauffeur jox leen salaire jox leen téléphone mettre leen dans les très bonnes conditions lépp askan bi ñoo leen ko defal bu ñu demee biir assemblée nationale saagante ndey waxante lu ñaaw tamante dëmm di xeex mel ni ñu nekk ci terrain boxe wala salle de karaté chaque jour ñu leen di filmer xale yu ndaw yi di leen xool di leen gis loolu lay dèjà tey joxatul benn xale courage pour mu war a mën a dem jàng ëllëg pour ñëw tekki dara ci biir réew mi parce que tey ñi war a joxe ne bon exemple tey ñooy taxaw di saagante ndey tamante dëmm xeex di rayante suba ngoon bu dégg bëccëg comment ça se fait que tey jii nii problème bi amoon daaw ci inondation yi ñu toog ba ren ba yàlla ji taw ba ñëpp génn di faran ci biir ndox mi ñi di faran ci kaw terrasse yi léegi ñu soog a woote benn réunion yaayee ñu ngi pale ña ngay réunion def réunion d'urgence mais pourquoi mun ñu woon jug 3 mois avant pourquoi mun ñu woon jug 3 mois avant préparer ko et puis 15 milliards yi ñuy wax ne moom lañ dugal biir Kër Massar mais bu fekkoon ne si ñu dugal nañ fa 15 milliards mais tey jii nii mais 15 milliards dañ koy gis mais amul kenn ku yeewu ci dëkk bi gis fenn fu ñu stocké matériel ci bopp koñ yi wala ci yenn endroit yi ñi xam ne matériel yi fii la jëm amul donc tey situation bi population bi di jànkoonte tey fu mu toll nii ñoom anañu ñoom ñëpp fu mu toll nii xoolal ñu ngi se gisoo kenn ku ñëw sur le terrain voilà amul ci benn député buy dem assemblée nationale taxaw ne maa ngi xeexal waa Kër Massar maa ngi xeexal waa Diamaguène nañ leen préparer parce que bientôt nawet bi ñëw li leen daloon daaw bu mu leen dalat nangam non ay député yoo xam ne dañ dem biir assemblée nationale ñii di seetaan Marichou ñii nekk Facebook ñii toog di nelaw te seen salaire musul tardé amul ci benn député bu ñu mës a gis muy grève li ñuy rëy làmmiñ ñëpp musul ñoo dégg député buy xëy di grève wala muy kaas ni jot ñu suñu ay mois de salaire et pourtant li ñu leen war a jox lépp chaque fin de mois ñi leen koy jox ba mat sëkk
bon de carburant yi leen di jox amul fenn fu ñu ko mën a dawee biir Sénégal ba jeexal ko te dañ leen koy jox leen ay salaires yu baax salaire yoo xam ne si ñun tey jii fu mu toll ñoom mérité wuñ ko amul lenn lu ñu jariñ réew mi tey fu mu toll nii année bi yëpp campagne la ñuy nekk campagne plateau télé la ñuy toog dem ci biir rajo yi ñu leen di invité di leen jox ay temps d'antenne ak temps d'antenne nu mu seeree ñu ñëw toog diw lii diw laa kii moo war a dem ci campagne électorale bi 3e mandat Macky Sall nangam ak nangam ci loolu rek la ñuy wax ba at bi jeex amul dara lu ñuy wax ci plateau télé lu jëm ci population bi par rapport ak situation yi nga xam si moom la ñuy jànkonteel donc tey li ñu doon fen diggante daaw ak ren yëpp seen fen yi tey moo feeñ ñii kese seen fen yi moo génn moo feeñ ñii donc il est temps que ñu dimbali population bi parce que nit ñi sonn nañ parce que diggante bi ñu amee indépendance ak léegi bientôt 63 ans ba léegi nii même routine lii am chaque année mooy am ñu ngi ci 4e président de la république ba tey mun ñu résoudre problème bi ba pare bu jógee di ñu bëgg a rey ak ay chiffres di ñu bëgg a rey ak ay milliards te kenn xamul milliards yi fu muy jaar parce que nit ñi duñ ay dof li ñuy def ci dëkk bi xam nañ ko bu baax a baax voilà Sénégal ngay gis ñoo xam ne si ni xëy ñu gontuñu goruñu yàttuñu liggéeyuñu amul fenn fu ñuy xëy ñu ne diw fii la ñuy xëy ñu nekk ay milliardaires parce que lan catastrophe day am problème day ñëw am biir Sénégal cas urgent ñi profité ci ñi nekk ci ay millionnaires ñi nekk ci ay milliardaires après ñu toog parce que parti au pouvoir ku ci bokk loo def dagan na duñ audité kenn rapport IGE yi bu génnee ku ñu épinglé xoolal doo wuyu ji kenn du dem moo tax duñu tiit booy sàcc doo tiit parce que da ngay xam ne du mujj fenn kenn du la jàpp parce que am nga ku lay protéger au nom de quoi ñaata milliardaires ñoo nekk Sénégal yoo xam ne si ni kenn musu leen gis ñu xëy fenn fii la ñuy liggéey wala fii la ñuy gontu di dawal ay oto yi jar ay 80 millions waaw 80 millions xoolal tey situation yi Sénégal di jànkoonteel moment boobu noonu président mi ngi leen di jënd ay avion di jënd ay bateau tournée économique bi fi amoon jamono yi passé nii xoolee lu ñu ci dépensé si xaalis caravane boo xam ne si ni plus de 154 oto boo xam ne si oto yoo xam ne si ni lu mu néew rek la muy jar boo ko estimé war na nekk yegg ci ay 70 millions jusqu'à 80 millions de francs CFA moment boobu noonu fu mu toll nii ñi ngi jàpp askan bi leen transporter comme kuy transporter ay bëy bi ñu paree ci ñoom sànni nañ leen tey ñu ngi ni nekk ci ay situation ñoom ñëpp ñu ngi seen confort toog léegi ba kañ beneen bis bopp mooy population bi tamit il faut ñu wax ak yéen il faut ngeen jéem a am fulla ak fayda ci seen bopp bàyyi politiciens yi di leen utiliser tey yéen a ngi ni situation yi ngeen di dund gisu leen kenn benn autorité gisu leen ko bu fekkoon tey gannaaw suba moo nekk élection yi tey ñoom ñëpp dañoo sol bot sol ay culotte ñuy sol ay caleçon dugg ci biir ndox mi fekk leen ba ci biir ànd ak yéen fii ci biir ndox bi parce que lan seen carte électeur yi la ñu soxla loolu il faut ngeen bàyyi ko xel tey jii nii yéen a fi nekk di jooy yéen a fi nekk di ñaxtu ñii di fanaan ci kaw terrasse yi ñii ñu ngi ci biir ndox mi ñii togg ñu añ bu subaa élection bu ñëwee tey politicien bi yéen a koy xàllal yoon bi yéen a koy sampal ay baasam yéen a koy tegal ay séesam yéen a koy tàccul yéen a koy yuuxul mu jënde leen ay 2500 ak ay 5000 ak ay sandwich ngeen yuuxu bay bëgg a dee bu paree élection yi jàll fàtte na leen tant que élection ñëwul du ngeen ko gisaat te bu ñëwaatee ne leen voté laat leen ma ngeen voté laat ko il faut ngeen xam carte électeur valeur mooy lan parce que carte électeur dafa am solo valeur carte électeur nag politiciens yi bëgg ñu ngeen xam njariñ bu mu am ak valeur bi mu am parce que sinon ñoom dañuy am problème moo tax du ngeen gis mukk ci plateau télé yi wala ci rajo yi fenn fu ñuy toogee def débat di xamal askan bi carte électeur lan mooy njariñam il faut que ngeen jéem ko xam ngeen am fulla bàyyi kii di leen fowe voilà am fulla ñi bàyyi politiciens yi di leen fowe di leen manipuler de gauche à droite instant bi ne lu ñuy def ay eau de javel lañ fii dem indi ay siwo ay satala ñuy raxasoo te lépp boo ko dajalee matul 5000 francs bu ñëwee tamit ni ngeen di gongo il faut que ñu fexe lan ñu bàyyi di accepter ñu ñuy jëndal ay pompe parce que fekk ñi ngi nangu ñu jënd ay pompe ñoom foofu lañ koy jàpp voilà parce que tey jii nii jënd benn pompe 3 wala 4 millions moo leen gënal tey jii nii dem jënd 1 milliard tey ñëw régler situation bi définitivement duñ ko mës a def si àdduna donc il faut nit ñi am fulla am fayda bàyyi politiciens yi di ñu fooyee instant bi ni élection yi mi ngi nii di ñëw su ngeen amoon fulla sax du ñu nangu benn politicien wàcc ci benn koñ ñëw fanaan day meeting su ñëwee ngeen defal ko bagage mu dellu fu mu jóge woon ñu xam ni carrément instant bi ni askan bi pare nañ pour jànkonte ak ñoom waaw donc état bu Sénégal doomu réew mi mu jël ingénieurs yi muy informatique muy génie civil ci bànqaas yëpp yi ñu bàyyi ñu nekk fii nii ci Europe bi fii nii ci dëkk tubaab yi téye leen fii nii fay leen ay salaires yu baax mettre leen dans la très bonne condition jox leen oto jox leen ay kër jox leen lépp ñu nekk fii di liggéey nañu fexee jël doomu réew mi yóbbu leen bu ñu demee ñu liggéey dëkk ba tubaab yi ñuy jël di leen yóbbu foofu noonu amul benn xam-xam bu ñu fa mën a yóbbu boo xam ne suñu doomu Sénégal yi nekk fii nii amuñu ko parce que dañoo jàng rampe comme tubaab yi
parce que tubaab bi ñuy jël di leen yóbbu fële ne di leen jox di leen fay li ñu leen di fay tey boo jëlee fii tey mun nga ko ay sénégalais benn salaire bi ngay fay tubaab bi ak yi nga koy gàddu ci ay privilèges mën nga koo fay juróomi sénégalais ñu toog ci biir réew ma liggéey ko sans problème am nañ ay ingénieurs yu xarañ yu mën a defar Sénégal nañu jël ci jeunes ingénieurs yi nekk fii nii ci Europe bi yóbbu leen dëkk ba mettre leen dans les très bonnes conditions ñu defaral ñu suñu dëkk loolu lañu soxla mais yow sa doomu réew yaa ngi yor université at bu nekk nga génne nombre de étudiants yu takku envoyé la ñu dem Europe buñ ku ci kës ba dem Europe xalaatutoo dellu si waat Sénégal xalaatutoo ko tubaab bi moom il suffit que nga décrocher diplôme ingénieur xoolal ñu contrat de travail nga am ko dañ lay téye ci dëkk bi sax xam-xam doo ko mës a yóbbu Afrique fii lay yem te loolu état mooy sacrifier doomu réew mi nga xam si dañuy génn dem di jàngi te loolu war nañ ci jug ñu wax ci te lu jar a médiatiser la pour ñu dégg ko donc politiciens yi dimbali lañu li laay war a suuli parce que ñun dañu sonn suñu parents yi dañuy sonn parce que 60 ans ba léegi nii problème bi nii musul mën a jug Sénégal te li ñuy wax ni moom lañ génn ci ay milliards yëpp def ko ci defar na ko xoolal ba mu des ba ñu nekk ci leneen voilà ngeen bàyyi du ñu tegal ay chiffres ay génn nañ nangam ak nangam bu fekkee ne si ni génn nañ 700 milliards mais milliards yi ñu ngi ko jox ñu ngi dund 24 heures état bi su taxawee 24 heures bu ñu ko taxawee rek ñëpp mën nañ leen képp ku ci mës a laal mën nañ laa jàpp mais nañu wax milliards yi fa ngay dugg mais ay milliards du wax milliards comme 1000 francs milliards comme 1 million mais c'est n'importe quoi inondation yi rek la ko jafewul parce que zone yi inondé yëpp ci géej la ñu sës te zone bu ci nekk diggante ma géej gi matul 2 kilomètres matul 3 kilomètres donc tey pour xotti ko tey teg fa ay canal yi mag yu dem direct ci biir géej gi buñ ko defoon diggante bañ fi nekkee ba tey jii nii pare nañ ko bu yàgg ba tourner passe bi nekk ci leneen voilà nekk ci leneen donc dimbal leen ñu li laay war a suuli ngeen defaruñu suñu dëkk bi parce que Sénégal moom la ñu am te ngeen jël si ingénieurs yi nekk fii nii ci dëkk bi wasalaam.